waaw de nag saa yi nga xamante ne ñëw nañ ba yegg si fii si laaj yeeg yooyu rek comme ni ma wax xel mi dina xaw a sori tuuti ndax damay jàpp ni lu mu laaj nekk day ni lu mu laaj waaye li mu laaj yaakaar naa ne pour xaju fi de li mu laaj si li des si jamono mun na fee bañ a xaj waaw tubaab yi dañoo jug si jug yu jëkk yi xam nga nit moom bu lay yoxosu day ne gaawal balaa muy jug commencé mi ngi tàmbalee roppati di jël yéen gaaw leen balaa muy jug moom mu léeg-léeg mu jékki saa wëlbatiku nga taxaw new teg nga xamante ne da ngay njort ne moom waxtu fajar moom gën kaa yéex dana yeewu moom mu romb fajar bi dënti 10 heures nga ndékki naan gaaw leen xam naa léegi mu jug ba nga xam ne pare nga lépp li ngay def maanaam ba pare nga gis ko moom muy wëlbatiku moom du sax dina ne gaaw leen balaa muy jug dee na dem leen yee ko moom fu mu ne nii dara lu ma doon def moom wax dëgg yàlla moom sotti na moo tax ma ne li mu laaj mën na fee bañ a xaj xanaa sàmm yenn yi loolu nag sama gis-gisu bopp la di tax may wax loolu mooy jamono dafa am nu muy doxee droit am nu muy doxee nga xamante ne tey ngir ñëw si laaj boobu rek dama koy boole ñaari laaj ci benn lan moo tax avocat yi di wutee maam si àtte ak lan moo tax tey ma wax ne yenn yi risque la mooy droit day sotteeku maanaam si anam yu bëri anam bi ñu gën a jàpp tey mooy lu ñuy wax wàllu tëralin mooy nga xamante ne ñoom si biir sax am na ñu bëri si am constitution loi règlement décret yu demee noonu mais loolu benn source la waaye tey boo demee si juge bi li muy àttee loolu tamit dañuy wax ne beneen source la droit tamit day xeldee ko foofu borom xam-xam ñi lu ñuy wax si droit la bokk ba tey day xeldee ko foofu mu doon beneen source aada yi tamit maanaam boo ko xoolee si yenn anam yi maanaam cëslaay la pour ñu mën a àttee mbir nga xamante ne mën nañ xool lu ñuy wax la loi lu loi bi wax après ñu xool jurisprudence lan la ciy faral di wax nga xam ne léeg-léeg di nga dégg ñu naan jurisprudence nangam après doctrine bi borom xam-xam yi lan nañ ci wax nga xamante ne tey mën nañ topp mbir di ko àttee si nii dem ba si yàgg bindkat yi di wax ni lii de nun koy àttee du noonu ndax lii ñu dem ba àtteekat bi ne borom xam-xam bi kat li muy wax maanaam dëgg la war nañ koo jëmmal nga xam ne moom si àtteem même bu loi bi yegg seegul dafay def lu ñuy wax revirement jurisprudentiel ne gars yi du fii dëpp leen loolu mooy revirement ndax lan du lu ñu bind du code bi nga yore wala parchemin bi nga yore wala ni ñu la tracé la yoon waaye ñi nga àndal ñu lay jox ay misaal naan ne fu ñu doon jëm bu doon fii la dinañ romb guy sàngam dinañ romb Dakar sàngam dinañ romb dex sàngam da romb nu foofu di la wax ba nga ne man am naa yoon buñ ma woon téye naa ko waaye nag du fii jàpp naa ne du fii dëpp leen loolu mooy revirement jurisprudentiel bu juge bi di dëpp ba si yàgg assemblée nationale day dem ba si yàgg ne kon nan dëpp waaye ñu xool ñu ne dafa am ay influence indirecte sur droit bi kon droit fu muy ballee dafa bëri mais li tënk ñëpp te ku tënk takk mooy loi te bi ci gën a fort mooy constitution léegi ci biir constitution boobu nañuy basé wu di génnee yeneen branche mooy nga xamante ni si nañuy génnee code de la famille si nañuy génnee code pénal léegi diggante li constitution bi wax nga xam ne constitution bi tey buñ la arrêté woon ngay si code si tali bi duñ ne yow violé nga constitution lan la ne def violé nga code de la route buñ jàppee kenn di ko yóbbul procureur duñ ko ne violé nga code mën na nekk code de la route waaye mën na nekk nga violé tamit code pénal te lépp lu nekk si code de la route nekkul si code pénal am na ñeen ñoo xamante ne code de la famille nañuy violé ak naka noonu ba lu nekk am na lu ko tënk waaye ñoom ñëpp dañuy jugee ci constitution ndax lan loi mënul sos boppam fii ak jugewul ci constitution nagam nit tamit mënul jékki saa rek nekk boppam kon léegi bu ñu waxee ne tey viol ci misaal mooy sàkk koo xamante ne walla nga séq koo xamante ne d'accord ci moo xam nga bett ko moo xam nga jaay ko doole xëy na moo tam nga nax ko walla moo tax tey tolloogul ci ràññee waaye loolu mën nañ ko seet fu bañ a sori mooy ne mën nañ laa may soxna boo xamante ne amagul fukki at ak juróom te ku séq ak ku amul fukki at ak juróom am na nun koy wooyee ci droit loolu pédophilie la mën nañ laa may ko am fukki at ak ñett kon léegi loolu lan moo des pour loolu doon problème ci fi ñu toll ci jamono mooy nga am koo xamante ne fukki at ak ñeent la am
xanaa waxaat rek salaamaaleykum ak siyaarewaat noté naa ci 5 questions question bu njëkk bi mooy parité bi ak question Touba bi en fait parité bi moom du parité bi comme ni ko maître waxee léegi tous les hommes de façon générale naissent libres et égaux ñu jigéen ñee donte ñooy seen kilifa ñoo tolloo droit kiif loolu la war a xam léegi ci wàllu woowu la constitution wax voilà la question voilà foofu la nekk homme au sens biologique même donc lorsqu'on dit les droits de l'homme même bu waxee droit de l'homme c'est l'humanité de façon générale et la question moom mooy de quel homme parle-t-on est-ce que c'est l'européen est-ce que européen bi mooy homme bi te pourtant 1789 boobu waxuñu nu de 1789 boo waxatuñ sax ñun sax dañoo juddoogutoon déjà état Sénégal amagutoon 1948 état Sénégal amagutoon kon léegi te pourtant on a proclamé des droits ñun bokkutu ñëwoon si de ce fait loolu te pour bu nekk histoire la léegi pour parité bi loi moo ko def donc loi sur la parité qui signifie tout simplement bu nekkee ci instance bu mën di doon muy assemblée wala instance élective bu mën di doon muy mairie wala assemblée wala lu mën di doon bu nu amee 5 jigéen 5 góor 5 jigéen ca wet ga loolu te fenn ñëpp respecté nañ ko ba mu des Touba mooy li ma doon wax léegi en réalité Touba dafa am statut spécial de fait loolu maa ko créé de fait ñëpp xam nañ ko nag fii nii du Macky Sall lu ko neex def ko ci Macky Sall sax bu ñëw di ñëw sa xalif bi day laaj ba xam ni mën naa ñëw de pourtant c'est la même chose que Vatican ce n'est pas toutes les lois de Rome qui s'appliquent à Vatican ci biir Rome la ne comme ni Touba nekk ci biir Sénégal te pourtant du loi yi nga xam ne yépp moo nekk biir Rome mooy appliqué Vatican c'est la même chose que Touba du lu ma doon murit de moo ko wax de c'est la même chose qu'on le veuille ou non Touba a un statut spécial de fait et là li fi xale bi bëgg moo fi am de loi bu man di doon nag la moom nan ko nan mën cee dal xel koom côté boobu même bu ñu defoon benn traité international du Touba gi la ni mairie Touba bi moom mooy def mooy mariage entre góor ak jigéen de góor ak góor de déedéet du maa leen loolu moom maanaam c'est-à-dire là ñun ñu juriste xam nañ ko te loolu c'est un constat y a plusieurs lois qui ne sont pas appliquées loi bu am Sénégal kenn appliqué wu ko parce que dafa am écart entre la population ak loi bi donc dafa am bëri na ci lu bare peut-être le juge mooy appliquer le droit à 100% mais ñun appliqué wuñ ko à 100%. voilà waaw comme loolu la. voilà léegi loolu parité bi loolu la. parité bi moom maanaam c'est une loi et comme on dit tout simplement nul n'est censé ignorer la loi et la loi moom laay wax booy parfois bu ñëwee bëgg am benn faveur ci yow étudiants yi ma leen nous sommes dans une faculté de droit lan mooy règle de droit loolu la jàngal en première année danaan la règle de droit est générale et impersonnelle mooy que ne ñépp lay appliquer ci ñoom te désigné wuñ personne ne kii rek moom lay appliquer kon ñépp la war a concerner la parité devait concerner ku mu mën di doon mais Touba c'est un cas spécial et ñun c'est-à-dire gouvernement yi fi jaar yëpp kenn ñi moo cee wax ndax ragal nga ne boo ko waxee ñu ne yow est-ce que du terroriste nga islamisme te parce que en réalité c'est une histoire bu sori la relation bi nga xam ne moom la Occident am ak l'islam dina ma yóbbu ci question bi ñëw ci wàllu origine profonde de fan la sunu norme yi di jógee mooy li sëñ bi wax léegi en fait évolution bi mooy que ne les francs-maçons seen ennemi originel c'était l'église
ci biir église lan daan fa solo ni solo di def ni mel di leen xeex ci biir foofu lañ jógee y a des films mën ngeen ko xool sax am na ay films yoo xam ne franc-maçonnerie foofu la jógee ennemi c'était l'église. Aujourd'hui l'église est presque vaincue na bëri na ñoo xam ne ci ñoom lañ bokk pare ànd ak ñoom korog maître wax na ko aux États-Unis si vous voulez actualité bi am na président boo xam ne il est homosexuel de te bu gagné élection yi dina ñëw fii seet si suñ président boobaa moom madamam ànd te madamam góor lay doon ah moom Marième Faye Sall ñooy taxandoo de ñu ne waa madama ngi ne ci ginnaaw ndax protocole loolu la wax protocole ñaari président ñooy taxaw ñaari première dame yi taxaw mooy protocole diplomatique foofu la àdduna toll. Donc ce qui signifie tout simplement que ne bi mu demee ba vaincre à peu près donc à peu près bi mu vaincre l'église, l'ennemi qui reste c'est l'islam. noonu la ko xamee war a xamee l'Occident avec ses valeurs bi mu demee ba nga xam ne vaincre nan l'église à peu près ndax yu bëri yoo xam ne église peut-être bañoon na ko mu ngi koy nangu wala ñu tuutee ci des ñu koy bañ xoolal comment dirais-je Rome quel est le problème y a ay homme de Dieu yoo xam ne ñu ngi tuddee doom xale yu ndaw yi te nee nañ ñoom boo doonee homme de Dieu doo marié wu loolu lañ rejeté ñoom de plus en plus pédophilie bi les juges les comment dirais-je les autorités religieuses ay pédophiles lañ oui actualité bi Rome problème pape bi loolu mooy problème am instant bi bëri na ci ñu bëri ñoo xam ne ci wetam lañ ne dañuy tëddee xale yi te nee nañ doon wut jabar ñun li ñuy def nii leen ñoom ay fola ndax da nga ba dana jël seen dund yëpp jox ko yàlla est-ce que jox nañ ko yàlla donc loolu mooy question bi léegi maanaam bi nu vaincre à peu près l'église l'ennemi qui reste c'est l'islam y a plusieurs dañ ko bind lu bëri souvent man ci laa bind sama thèse ndax lu bëri li ñuy wax mooy lan terroriste bu ñu waxee ku ne xalaat jullit ñi allahu akbar nga daan exploser ñu ne la terroriste c'est un musulman alors que terrorisme n'a rien à voir avec l'islam amul benn relation amu ko xam nañ ko bu baax a baax mais l'ennemi qui reste foofu la ñu jàpp c'est l'islam et là donc loolu ñu naan pan-islamisme moom la maanaam la question de umma bi ñuy wax nii umma musulman très rapidement gars yi dañ koo lànk def ko pan-islamisme ne que c'est-à-dire que bu l'islam amee doole sunu valeur yi leen bëgg lépp dara duñ ko ci am ñoom xam nañ ko bu baax c'est un projet occidental lépp lu ñuy def ce projet boobu la ñuy mettre en œuvre buñ ko mën a war ko xam bu baax muy parité yee muy la mu mel ni doon mais est-ce que réellement nit ak góor yow déjà alxuraan lu mu wax góor mooy kilifa ci jigéen ñun ñu ne nag tous les hommes naissent libres et égaux foofu la problème ba ne ñun ñoo wax lenn di dund leneen te ñoo ko wax suñu constitution voilà beneen bi mooy concernant Maroc avec rupture ak ba xam mel na noo dagg buum bi Maroc li am kii mooy premier roi ba muy Mohammed V c'était un érudit musulman et Maroc amuñu colonisation comme Sénégal maanaam Sénégal dañoo ñëw daaneel suñu ñi fi nekkoon ci autorité muy maanaam muy buur yeeg nangam ak nangam ba Sëñ Tuubaa mi sax ba mu xaw a déranger ñu daan koy jëlaale yóbbaale lépp loolu mooy colonisation Maroc dañoo ñëw trouver une autorité ñu ne leen léegi dañ leen di protéger à peu près donc tout ce qui concerne donc vos comment dirais-je relations internes ñu bàyyee leen ko li ngeen defee seen biir réew mën na leen ko bàyyee léegi li ci des maanaam lorsque y a des relations avec d'autres états ak yooyu ñoom ñun ñoo koy def loolu mooy un protectorat donc c'est beaucoup plus moins léger que la colonisation ñun nag danoo amoon colonisation ñoom ñu dund ak ñun pendant des années et des années ban dem ba
déjà su suñ indépendance dañ koo négocier ban ñu jël leen danoo lànk jël léegi mujj gi danoo dem ba certainement xam na ne instant bi mënut a continuer nag ñu daal di bàyyi mais ba ñuy bàyyi wun carrément de buum bi dafa dafay nekk ba tey ndax ñun fi dëkk ñëpp donte Senghor ak Sëñ Fallou kii yoon nañ de mais Senghor tubaab yee ko fi tegoon de qu'on le veuille ou non c'est tubaab yee ko fi tegoon constitution ban tàmbalee constitution bi c'est copie-collé ak constitution française de 1958 copie-collé juriste ya fa nekkoon lu leen jàngal constitution française la leen jàngal mënuñoo def leneen bu doon da leen a jàngal maanaam les valeurs ak ay genre yooyu ñu tel ñoom déjà loolu dinañ mën a jënd constitution boo xam ne ça part de nos valeurs donc mën a de bu leen fàtte lu Senghor waxut li mu wax ci ay texam jëfewu ko de daf ne enracinement ouverture ñun nag danoo amuti racine sax nag racine yi fii nii dañ dagg carrément ñun c'est-à-dire que tout simplement que ne colonisation bi à l'indépendance si l'indépendance signifie bien indépendance mooy lan liberté moom sama bopp dooma digal dara ma def malheureusement liñ fi bàyyoon valeur yooyu moom moo tax ñu ni digal ñuy def ba tey mooy beneen question bi bu mujj bi mooy pouvoir de police ak corruption maanaam li ñu lay laaj boo matalee lépp ñu laaj la en réalité loolu dama koy faral di wax on reconnaît un pouvoir à une autorité dans le but strict bi nga xam ne moom la loi bi joxoñ pouvoir de police c'est pour le maintien de l'ordre saa soo génnee maintien de l'ordre nekkatoo ci pouvoir de police yaa ngi def lu ma neex policier bu mu mën di doon nag laa dan laa reconnaître puisque ñëpp mënuñoo def maintien de l'ordre ñu ne la yow yaay policier te même policier sax amul pouvoir de police dañ koy jox muy def maanaam l'autorité administrative par exemple tey boo doon baare fee policiers yi ñëw bu leen jàpp ne danoo toog mu neex la ñu ñëw de ki am autorité bi moo leen koy wax ne leen dem leen ngeen def policier également bi reconnaître mu def la circulation bu weesoo loolu rek xamal ne mu ngi violer la loi boo ko yóbboo ci juge moom la ni condamné Sénégal nag suñ problème essentiel foofu laay daanelee mooy que ne ñun jàpp na ne yàlla baax na garaaw dama ëpp doole wan ma ko loolu la nit ñun suñ loolu la yàlla baax na mooy suñ dund ñun fu nii tey jii boo fekkoon sax tey benn affaire def nga daal attaquer donc l'État par exemple lu ñuy def de façon fréquente ñi nga xam nañ ko mooy que ne Macky Sall génne benn décret am na ma defoon na fi décret fii sax waxewul mooy waajooju doon néew ci médicaments yi Guinée boobu tam gracier woon ko grâce bi tegu ko fenn c'est illégal grâce daa am ay conditions décret boobu boo ko attaqué woon sax ñoo ne da ngaa bëri coow da ngaa bëri histoire trop te pourtant loolu sa droit la maanaam Sénégal culture juridique boobu lan amut malheureusement maanaam c'est-à-dire que ku mën di doon muy président de la République muy premier ministre ku mën di doon dañ lay reconnaître des pouvoirs dans le but strict donc tu es chargé de maintien de l'ordre maintenant on te reconnaît des pouvoirs dès que nga génn même virgule bu ndaw ci ordre public qui n'est plus dans la légalité c'est ce qu'on appelle daal naan la lii mooy bii bi si tuuti kii moom laa détournement de pouvoir wala détournement donc d'objectif wala yooyu lu mel noonu loolu mooy réponse yi ma am ne moom xamoon naa ko di jéggalu baax ci kàddu bi nga xamante ne bu consentement mais bu dee wàllu infraction moom daa am yenn yoo xamante ne ki nga tooñ rek moom moo la ci mën a porter plainte bu dee ne moom mag la li tax yenn saa yi jafe-jafe di am mooy que ne da ngay tooñ kenn koo xamante ne moom day am kilifay boppam boo xam ne moom leen ko dénk nga xamante ne nit ki bu amatul 18 ans ba léegi ba tey ay waajuram ñooy doon kilifam lu may bu dee jigéen la soxna la mu am borom kër mbaa bu dee ku góor la mu am soxna ndax dañuy wax ne ñaari kilifa duñu warante ci benn jëmm maanaam munoo nekk sa jëkkër nekk sa kilifa sa borom kër nekk sa kilifa sa waajur nekk sa kilifa loolu la kon waaye nag bu ñu seetee nit ci ba amagul 18 ans moom bu d'accord rek mbir ci yow sax bu ci waajuram d'accordul moom day mel ni moom d'accordul ndax moom dañuy jàpp ne tolloogul ci mën a d'accord jafe-jafe yu bari nag foofu lay jógee mais bu fekkee ne nit ci moom mag la ba ngeen déggoo ci dara
munul dellusiwaat si yoon mën a weddiwaat loolu gannaaw d'accordoon ngeen ci parce que kon su boobaa bettloo ko forcé wuloo ko te it naxuloo ko loolu na ñuy jàpp waaye fii moom nit ci sañ nañ lu nekk mais ci tënk daal loolu xëy na loolu mooy jar a jàpp bu dee si wàllu infraction bi nga doon wax beneen bi mooy si wàllu condamnation état du Sénégal maanaam si yenn procédures yi nga xamante ne def nañ ko CEDEAO ak ONU maanaam dafa am loo xamante ne état da ko am te keneen amu ko maanaam bokk ko kenn maanaam lu ñuy wax souveraineté yooyu xam naa ne ni docteur bugg si woon xuus ndax comme ni mu wax liñ ko laaj mu wax mënoon na ci bind téere waaye souveraineté mooy état moom gannaaw kenn moom ko état moom wax dëgg yàlla amul kilifa maanaam bu dee si biir réew mi li ñuy wax état nga xamante ne nguur gi moo koy jëmmal maanaam moo xaw a sut ñëpp moom bu dee si garaat comme nit njiiti réew mi di représenter gouvernement bi di représenter état amul dara lu ko tiim maa xam ne lu mu bëgg def si biir réew mën na koo def dañu wax ne si biti réew bi tamit si diggante si naata ak moom ak naataango yi dafa am lu ñuy wax souveraineté internationale léegi souveraineté internationale boobu moo tax lu dul moom li mu d'accord maanaam kenn mënu ko koo forcer nga xamante ne tey bu fekkee ne même décision am na parce que droit mécanisme boobu mooy lan droit mooy benn cëslaay wala benn jumtuwaay boo xam ne may nañ la mu forcer la si dara maanaam forcer nit tëj ko wala policier si cadre maintien de l'ordre dépositaire de la force publique mu dóor la liif te doo sañ a fayu si misaal yooyu droit rek moom moo ko am mais état kenn mënu koo forcer si dara sauf su fekkee ne dafa d'accord signé benn traité li ñuy wax pacta sunt servanda maanaam boo xasee ba bokk si benn règle nga ne man kat kuréel yi li ñu d'accord ne ñëpp a yem d'accord naa ko mënoo ñëw si biir ni ngay àtteewoo si biir def lu safaanoo ak li nga xamante ne moom nga d'accord sur le plan international waaye taxul ne boo defee safaan bi tamit taxul nit ñi mën laa teg daan tey bu ñu waxoon ne doomu diw bi ngeen jàpp leen ko ci yoon wala kii ba ngeen koy jàpp député woon teg nañ leen ay daan mais état kenn mënu koo exécuter kenn mënu koo forcer donc moom xale bu góor la boo xam ne wax dëgg yàlla lu ko neex lay def waaw waaye dañuy jàpp ne ni relation internationale di doxee bu demee ci penc ba ne lii d'accord naa ko def ko su jotee moom dina ko def moom moo tax président yi ñaare seen wax di xaw a nuancé naan man de garantir naa ñëpp seeni droit léegi nag yemale boobu nga yemale mooy kon su fekkee ni ñii ci mën nañ génn ne xëy ne nataalu sëñ bi bu ñu wanee neexuñu ñu dem feesal ma place de l'Indépendance wanee ne naqari na leen ci dëgg-dëgg comme par exemple loolu amoon na fi ñeneen ñi tam bu ñu leen tegee lu leen naqari am nañ droit ñoom génn wax ne lii neexuñu mais dama wax ne droit bi ñu am ba ñu laal yoon bi ñu génn ñeneen ñi droit boobu nañ am si duñ jàpp ne moom nañ gëm ndax constitution si article 7 dafa reconnaître les libertés culturelles les libertés religieuses maanaam wàllu gëm-gëm ak les libertés philosophiques yooyu dama koo lim rek mais liberté philosophique boobu franc-maçonnerie si la dugg yow culture bi moom moo tax nga sañ a taxaw génn wax lii mais ñoom culture bi moo leen ko tere mais yoon terewu leen ko loolu laa wax ne ko nit ji xam am na liberté philosophie bu ko neexee yow nga ne lii nga gëm moom mu ne man gëwuma loolu li ma gëm mooy àdduna doomu nit da koo war a ŋànk di ko doxal di def di dindi waaye gëwuma ne am na benn buur boo xamante ne moom moo ñu bind indi ñu fii di sàkk si ñun ñu jaamu ko te ëllëg dana àtte te loolu mooy suñu faiblesse ñaaree boo amee 10 000 mala nga am 100 000 ne man sama 100 000 pour tey ak ëllëg la kii moom 100 000 mais moom pour teyam kese la lépp da ko ciy def loolu mooy indi déséquilibre bi moo tax boo xoolee dans la démarche ñun xam nañ li ñuy bañ xam nañ ko mais lu nu bëgg nga xamante ne moo lay indil construction ñun loolu xamuñu ko nekkuñu dans une dynamique de construction tey par exemple li docteur wax Touba de fait xam nañ ne am na statut spécial parce que am na loo xamante ne yemal ñu ko ak ñeneen ñi Touba yemu ko ak ñeneen ñi mais est-ce que teg nañ benn acte de consolidation de ce statut spécial amul kenn ku ko def donc xam ne lu ñuy bañ mooy parité du fi dox mais est-ce que teg nañ ni fi war a dox donc dynamique de construction boobu amul gars yi dañuy lijjanti rek ñaare ba génn si tey boo xoolee dëkk boo xamante ne fi ñuy wax ni New York bu dee maire bi du par exemple dañu wax ne moom day d'accord na wàllu góor ak góor ki demee noonu mais dëkk bu ñu fiy wax boo xamante ne franc-maçon am na fa si misaal boo xamante ne say góor ak góor am na fa mais dëkk yooyu boo fa demee murit ci lijjanti nañ fa ba am fa kërub sëñ Touba New York bu ñuy wax boo xam ne bés bu ñu jagleel sëñ Touba gars yooyu ñi ngi fa
kon niñ ko lijjantee ba mën a loolu sax foofu am xarañ boobu ñu am foofu nga war a mën a lijjanti ba ñoŋal sa mbiru bopp si sa biir réew mais kenn jëlul initiative bi souvent initiative yi gars yi di jël mooy li leen mën a may ñu am dara fasaasa parce que fu ñuy wax ne fa la bon bi ëppee rek gars yi sanc nañ fa daara kër Sëñ Tuubaa am na fa kon ñu ngi lijjanti lu ñu war a lijjanti wala lu ñu bëgg lijjanti ak noonu ko mën a lijjantee dëri nag li Sëñ Tuubaa def nañu gisul keneen ko pare pour def ko maanaam ñàkk tey ngir ñii ñëw ëllëg loolu la kenn parewul pour def ko moom moo tax ma ne li mu laaj mun na fee bañ a xaj loolu ngeen baal ma bu dee ñaare damay génn si droit bi nag salaamaaleykum waaw mbokk yi ñu may ñu yeggale jotaay bi kon ñoo ngi ci pàcc bi mujj ci jotaay bi dellu di gërëm suñu animateurs yi waxtaan bi am na solo trop ñoo ngi leen di ñaanal aussi borom bi fayal ñu leen defal leen lu kawe seen njort ci barkeb raafaxtu fi xidmati tawfiqi xaalixina loolu yi tamit mu defal ko mbokk yi nga xam ni daje nañ fi defal ko suñu kilifa yi defal ko yi tamit mbooleem taalibe yi waaye ak jullit yépp ndax ñu ñëpp xaj nañ ci loolu su ko defee mel na ni ñoo ngi ci pàcc bi nga xam ni moom moo mujj muy jéem a tëj nag waxtaan wi mel na ni li nu jublu woon ci waxtaan wi moom alhamdulilahi rabbil alamin am nañ ko mooy bokk yi daje ñu waxtaane ndeyu chartu réew mi lan mooy constitution lan la làmboo rawatina fànn yi nga xam ni génne nañ ko ci te muy loo xam ni lu am solo la su ko defee mel na ni sax am na yeneen yoo xam ne laal nañu ko waaye nag mënu ci woon a ñàkk ndax dañoo nekk ci réew mi di fi dund ba noppi it ñu tëral fi yoon te yoon wi ci sunu tur lañ ko tëral ñun lañ ko tëralal kon mënta ñàkk bu ñu évoqué question bu mel nii nit ñi laaj lenn nat loo xam ni dafay mel ni dafay jëm ci fànn yooyu ba tax na kon mel na ni séminaire bi am na solo am na soxna su ko wax sànq ni lii nañ koy faral di bari incha allahu rabbi ñun yu mel nii coono bu nekk danañ ko ci jéem a sonn ndax wax naa ko bi ñuy ubbi boo demoon ci réew yenn yu mag yi nga xam ni seeni askan yeewu nañu jar ba taxawu seen mbir ba waajal sax ñi nga xam ne ñëwaguñu ñu bàyyi leen seen cër askan yi nga xam ne def nañ loolu séminaire bi bu fekkonte ni ñoom ñoo koy organiser képp kuy dugg fii da nga fay lu gàtt-gàtt xaalis bu bari pour mën a déglu boroom xam-xam yi ndax dañoo xam lan mooy xam-xam ñoom ndax lu am solo la ba tax na kon mënuñu def ñun lu dul sant ci jotaay bi ak nu mën a toll rek looloo waral it ñu ciy sonn ngir mën a fexe ba liñ fi génn ci waxtaan ginnaaw bi mën ko tasaarewaat ñi fi nekkul woon mën cee jot waaye mbooleem ñi nga xam ne teew nañ fi ñëpp ñoo ngi leen di ndokkeel ñoo ngi leen di gërëm ñoo ngi leen di sant su ko defee loolu di lu am solo ndeyi charte réew mi nag yell na ci képp kuy sénégalais nga xam lan moo ci nekk am na ndaje mu ñu def matagul weer fële ca Louga keroog ñoo ngi doon waxtaan ci constitution bi ci préambule bi xam nga wax na ni ñun askanu Sénégal li njëkk a adhéré mooy la déclaration des droits de l'homme et du citoyen bu 1789 bi ma ci tolloo ma laaj ci salle bi est-ce que am na ku mas a gis déclaration boobu te kilifa yu bare nga fa woon mboolem waa Louga kilifa ya fa nekk yëpp ñu ni kenn mosu ko cee gis xam nga loo gisul te pourtant ñun adhéré nañ ci loolu muy 17 articles yoo xam ni
ragal naa ni su ma laajaatoon loolu fii xam naa ñi ko fi yër du bari loolu muy benn ba ci 30 articles yi nga xam ne ñoo nekk ci la déclaration universelle des droits de l'homme bu 1948 fi mu ne néewaa na sénégalais boo xam ne yër na ko xam li ñuy wax ci loolu lan lañ ci wax. te mbokk mi ngi koy wax léegi nii est-ce que xam ngeen ni projet yii ma fi wax yépp muy la déclaration des droits de l'homme et du citoyen bu 1789 un franc-maçon moo ko bind Gilbert Moutier de Lafayette 32e degré bokk ci kilifa yi gën a mag ci loge bi moo ko bind te lu mu bind bàyyi ci jeexitalu li mu gëm li mu gisee ni mu ko gisee man mi fi ne mënuma bind dara même bu ma citéwul sëñ Abdoul Ahad danaa ci wax ay waxam parce que mënuma koo bind maanaam sama bind lu mu mën a doon waxi sëñ Abdoul Ahad dana ci dugg même su ma ko tuddul parce que nit moo bindoo noonu nit mënta ñàkk ay référence ci lu muy dellu ci lu muy tegtaloo loolu moom mooy li nga xam ne moom mooy li am ba ci déclaration universelle des droits de l'homme bi nga xam ne moom lañ def 10 décembre 1948 fële ca Paris aussi mais ñi doon bind yëf yi ci loge bi lañ jóge René Cassin bokk na ci kilifa yi gën a mag ci franc-maçonnerie te moom moo doon ki jiite woon yëf yi xalimaam saf na ci sap du dëgg loolu ñun la Sénégal njëkk a adhéré la askan wi naan réew mi Bamba ko moom man leen da ngeen a juum de miim réew Bamba moomu ko miim réew Sénégal gii déedéet Bamba moomu ko ndax Bamba bi mu fi jógee léegi mu mat 100 ans te fi mu ne kàddoom képp ndar képpagul département Mbacké gii laa wax bay moom réew mi nañu yeewwaat te lucide un peu te jóge ci émotionnel beeg yenn yi nga xam ne fi lañ taxaw gis nga dañoo séq ak ñoo xam ne ñooñu njëkk a jóg maître wax na ko léegi ñoom bañ jógee ñun jógaguñu waaye ñun ba tey ñoo ngi yaakaar ni dara xewul kilifa gi ñoo ngi lay ziar damay mas a waxtaan ak sëñ Modou Lo Ngabou mu ni ma man li may ragal mooy gas nañ ay kan yu baree bari ba wëral ñu ko ba pare dañ naan ni yaa rek ñu ni sotax ci biir kan yi waaye dama ko seetlu métaphore bi mu jël ma xam ni wax na dëgg maanaam gas nañ ay kan ba mu wër ñu ba pare dañ naan la yaa rek yow yaa ci suub sa bopp fi mu nekk nii kon foofu lañ toll kon nanu yittewoo suñuy mbir te yittewoo tamit ëllëgu suñu njaboot te yittewoo gi combat boobu dara ëpp ci solo li jëm ci fànn gii muy le volet en fait juridique ndax adduna si dafa am nuñ ko nose nuñ ko tëggee réew mi dafa am nuñ ko nose nuñ ko tëggee ci suñu gox bii it ñu tudde ko Afrique it dafa am nuñ ko nose ak nuñ ko tëggee te nos yooyu ñu ko nos te tëggee ko soo ko bëggee ignorer bisa ngi ñëw nga xam ne ignorer woon ko wóorul bisa ngi ñëw nga xam ne ignorer li nga doon ignorer woon ko wóorul kon nag loolu lu am solo loo xam ni ñun suñu disponibilité coono buñ ci sonn maanaam duñu ko yëg wax nañ ni dimanche bi passé def nañ même séminaire bi aux Almadies à Dakar kilifa yu bare teewe ko te it seen sentiment parce que ay kilifa yu éveillé lañu xam nañ ni ñoom njariñ li ñu jële ci lii maanaam foo ko takk weesu na ko am na ci ñoo xam ni gis nañ ni keroog ñoom bi ñuy dugg ci salle bi ak bi exposé kilifa yi noppee ñoom ndeke nee nañ beneen nit lañu def nañ fi ci prise de conscience boo xam ne ndeke ñoom dañ doon nelaw te ñooñu ay junniy nit lañu boot kon seet loolu avant ñu def prise de conscience boobu fi ñu taxawoon ak la ñu waroon a wax seen njaboot googu mel na ni en fait du yomb beneen bi des it maanaam Sénégal dafa mel ni am fi yenn initiative yi dafa neexul ndax nit ñi fu ngeen dem ci taarix mbooloo moo mës a gis ñu noot leen ci ñaar la ñuy faral di jaar dëgg la naam jigéen ñi ak ndaw ñi ci la ñuy fexe ba jaar ci pour loolu mu mën a doon lu durable waaye dañuy fexe ba sukkandiku ci ñaari mbir benn bu njëkk bi mooy dañuy fexe ba xam-xam bu am njariñ nit ñi duñ ko am dañuy fexe ba nit ñi am xam-xam bu théorique rek nga xam ni nit ki mën na maa toog fii tenir leen en haleine pratiquement 4 heures de temps mën na maa wax te du ma noppi te li may wax lu ma wax du ma ci delluwaat waaye du tax ma jug mën a jug jëf mukk la preuve maanaam du ma takk ni sama kii mas naa intervenir fële université di leen wax ni man bëggoon naa vraiment université Cheikh Anta Diop ñu créé fa ma département waxologie non sérieusement la wax Sénégal ba nuy Sénégal ba tey am nañ ay docteur ci fànn yu ne waaye puso képp mënaguñ koo defar
puso mënaguñ ko defar loolu ça pose problème maanaam jëf xam-xam bu ñuy jëfloo al ilmu wal amalu jawharani du la Sëñ Tuubaa al ilmu wal amal jawharani lay xarit la daara ñi yëj lu baan yi alors ñun lu xam-xam bu ñuy jëfloo la ñu amul jëf dañoo am problème mu jëf te ñun ñi jóge woon ci daara ji day aussi waroon am ñun pratique am xam-xamu jëf boobu ñun ñoo am jàngoro ju gën a garaawati suñu jàngoro ñun moo gën a garaaw sax ñi jóge woon ci tubaab bi da ngay gis par exemple jotaay bu mel nii ak ni mu amee solo ñu war cee toog nga xam ni information dafa am xam ci wàllu communication dafa am benn en fait procédé boo xam ni moom moo ci am ndax dafa am d'abord koo xam ne si xëy na moom moo yor message bi di délivrer am ku mu ko jëmale wala ñu mu ko jëmale ñoom ñooy récepteurs yi alors moom dafay xool moom par rapport ak son message là yan canaux la koy jaarale wala ban canal la koy jaarale mais il faudrait que avant cela mu codifier d'abord son message mu codifier ko code bi moom mënta dépendre nag ci moom mi ngi dépendre ci cible am xam nga tey su ma ñëwoon fii di leen jaay man dégg naa mandarin maanaam dégg naa chinois mais damay xaru Senghor dafay def benn tournée bis bu ne ma nettali ko démb dama ko nettali kilifa yi dañoo rey ba daanu suuf ba ñëw suñu wet gee xam nga ñun ay ajoor lañu man ab kaw-kaw laa te it fu ma dem damay wane ni ab kaw-kaw laa man bëgguma taaxi lu ma alors Senghor ñëw seet si suñu baay yeeg suñu maam yi bi muy waxtaan parce que waxoon nañu briefé ñu suñu maam yi ni ñu président bu ñëwee lu mu wax rek na ñëpp ni woy alors donc affaire bi message bi jàll Senghor ñëw daan ni di wax ba yàgg ñu soufflé ko ci noppam ni ko président Amical Cabral dafa gaañu mu ni j'ai le regret de vous annoncer que le président Amical Cabral est décédé. ñu ni woy Senghor ni waaw lu xoromu la Senghor ni mais je vous parle d'un disparu quelqu'un qui est décédé ñu ni woy alors son aide du camp yéegaat ci kaw daan ni ko mais président est-ce que vous pouvez en fait parler en wolof mu ni dañ ma wax ni président Amical Cabral dafa gaañu gars yi ni inna lillahi wa inna ilayhi raji'un daan ni ko yàlla ko yàlla yërëm parce que ñoo ngi soog a wax lu ñu xam lu ñu xam alors loolu nag dafay doon lu am solo kon xam nga ci communication code bi du yow yaay ñëw ci je sais pas li nga xam mais ñi ngay waxal ngay fexe ba xam kon xam ni ngay coder sa message pour message bi mën a jàll loolu lu am solo la waaye beneen bi ci des dongo daara yi wax dëgg yàlla man yaakaar naa ni lu yàqu ci réew mi ñoo ko yàq ah kañ parce que ñoom ñoo am lu baax ñoom la ñu xamal lu baax toqantal leen ci lu baax yar leen ci lu baax ba noppi jikko ja mate ko jikko ju rafet ji mate ko waaye fi mu nekk nii boo dajale woon dongo daara yi boo ne leen léegi non am na ñoo xam ne boolewuma leen ci nag parce que gis naa sëñ Cheikh di ma xool rek ñu ngi tàmbalee kii léegi buñ leen nañu dajee par exemple midi daa am fu ñu war a dem 14h nga gis ñu tàmbali sëñ bi te noo def ñu amee lay lu ñu la lay waaw dama kii jaar fii xool kii gis ma fii kii ma xool kii nangam fii nga xam ni midi gi ngeen waroon a dem fi mu nekk nii takkusaan du tax ngeen départ xam nga notion temps dafa am solo temps maanaam ku xamul temps sëy boo nga ba ñu dugg ci benn combat notion temps gis nga dafa am genn kilifa ci réew mi dafa xëy soxnaam faatu soxna su faatu lu garaaw la soxnaam su muy denc laa wax faatu fekk na am na réunion moom 8h30 mais fa la bàyyi jéggi soxnaam ci gouvernement bu Sénégal bi fa la jéggi soxna si dem ci réunion ba mu jeex leen nag veuillez m'excuser en fait damay dem morgue ba jëli sama soxna dafa gaañ parce que xam na li muy def moom lan la xam na li muy tax a jóg kii faatu na ba pare
te lii muy def su ko taxawul dana bari lu mu sooxe lool moo tax fi mu ne ñun ñu taxawal dara it yombul parce que ñuy invoqué sama ndijaay yi bàjjeni impaañi maam daa xaw a xool fee wànnent kon moo ma taxoon a kii ci ku engagé loo xam ni yow ki nga jàmmar lool moo la njëkk a jóg ëpp la ay moyens ba noppi it maanaam mu jaral ko lu nekk te dafa xam waxtu day say waxtu dañuy wax toujours ni boo xoolee les loges au Sénégal mais avant révolution française bi ñuy wax nii loges yi ñoo ngi Sénégal 1782 la première loge bi ñu ubbi fii Saint-Louis avant révolution bu France franc-maçon yi am nañ loge fii ci Sénégal l'étoile occidentale mais 1899 lañ ko ubbi Dakar mooy loge bi nekk fële wetu assemblée nga xam ne d'ailleurs bari na sax ñuy wax ni màggal gi ñuy màggal seen premiers travaux yi ñu defoon le 4 avril 1900 moom lañ jox indépendance bu Sénégal dëpp fexe ba dëppale parce que Sénégal nag jël indépendance 4 avril moom n'est-ce pas kon réew mi sañu maa wax ni loge yi ñoo ko moom waaye am nañ fi doole moom waaw sañu ma ko wax waaye am nañ fi doole ba tax na kon jotaay yu mel nii yu am solo la ci nit ñi d'abord xam ndax xam dëgg moom dafa am solo xam dafay jiitu d'abord ba pare nit ñi xam ndax nit bu yaakaare ni xam na te xamul mën naa bari ay jéye yu mu def te ñun jafeñ-jafeñ boobu dañ ko am aussi te it nañu bañ a sàggane texte yi nga xam ne ñoo ngi koy tëral fi mu nekk nii te wax nañ ko léegi maa ngi koy fàttali sànq Fatou Bensouda la mu waxoon nañ ko bàyyi xel gis nga Gbagbo doole ji mu yoroon ñun yoruñu ko kon bu ñu yaakaaree ne ñun am nañu sañ-sañ ni dañuy fippu def lu ñu neex ci àdduna bi kenn mënuñu dara loolu nañ ko teg ci suuf nañu xam ni enjeu bi ak combat bi maanaam ci xam-xam képp la mën a dem fi mu nekk nii suñu tolloo ñoom xam-xam ñun am nañ leneen loo xam ne ñoom amuñu ko te mënuñu koo am buñ dikkul ci ñun bu boobaa danañ gis fi différence bi di mën a nekk léegi ci lu fees kon ñoo ngi sant bu baax sëñ Modou Lo Ngabou yabal na fi sëñ Modou Niang mi ngi nii toog sëñ Modou Dieng sëñ Sayer Dieng donc mi ngi nii toog sëñ Modou moom ku engagé la waxtu wu ci nekk ànd sàmm jikko yi ci membre fondateur yi la bokk keroog bi ñu amee projet bi jóge ci sëñ Sidi Mokhtar bokk na ci ñi njëkk a ñëw waxtaan ci ak moom mu ni nañ bind kuréel gi mu biite muy Safinatul Amaan nga xam ne Safinatul Amaan membre fondateur la ci ànd sàmm jikko yi vraiment taxawaayam waxtu wu ci nekk lu am solo la ñoo ngi gërëm aussi Serigne Djili Niang tey Niang la sëñ Djili Niang xam nga wolof moom daa naqaree jàng sëñ Djili Niang moom sëñ Modou Mamoun Niang di kilifa kër gi xam ni moom lañ ko teg ci loxoom biñ sàkkoo def fi jotaay bi it mu yaatal ñu fi wax dëgg yàlla sawar ci lool taxaw ci jàpp ci am ci taxawaay bu rëy a rëy ñoo ngi koy sant bu baax di ko ndokkeel vraiment di gërëm aussi sëñ Abdou Khadir Sankhé ak ñi mu àndaloon yépp ci liggéey bi parce que c'était pas évident waaye am na ci taxawaay boo xam ni bu rëy la ñoom sëñ Abdoulaye Sawa ak bokk yi nga xam ne yépp taxaw nañ ci ñoo ngi leen di sant di ndokkeel ak gërëm aussi presse bi ndax suñu cible dépassé na li daje fii rek te waxtaan wi suñ ci yaakaaree mu génn fii ñeneen jot ci loolu liggéeyu presse bi la kon aussi ñoo ngi leen di ndokkeel yéen ñi fi daje yépp vraiment di leen encourager aussi dañoo nekk ci ère boo xam ne man une ère communicationnelle laa ko tuddee communication képp koo xam ne négligé nga ko sëy boo nga bañ a am benn ambition sëy boo nga bañ a am benn yitte communication mooy lépp donc li ngeen di def lu am solo la dellu nag di ñaanal sunu sëriñ sunu yaakaar sëñ Mountakha Mbacké borom bi dëgëral ko bàyyi ko suñu kanam te may ko ay ndam yu kawe te mbooleem njaboot gi yépp ànd ko ak moom ak njabootuk islam bi yépp ñoo ngi dellu di sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatullah wa barakatuh محمد صلوات الله في أبد عليه في حزبه كل به كلاء أدعو إله الذي عما مواهبه لجملة الخلق ما يختار من براء ناجيته جلاء
ومن وكرمني تكريم هاد وكل لي من لغن بريئا رحمن هب لجميع الخلق رحمة من يغني عني شر من قرآنه قرأ حط أمة المصطفى عن كل مفسدات ولترحم الخلقايا من جادهم بداء يا مالك الملك يا من جل عن قواد ارحم جميع الورى يا هاديا رداء يا مالك الملك يا من جل عن قواد ارحم جميع الورى يا هاديا رداء محوت ما قد ناهى القلب من درار بجاه أفضل من لله قد لجاء